gudd mais xol laa ko waxee moo tax mu gudd loolu wasalaam jërëjëf. cant ak nuyoo nag jébbal ko association bi d'espoir ndax xëy na occasion bii moo ma ko may tey ngir ma mën a ñëw teew si ci cérémonie bi. bala maa ñëw nag ci encouragement yi ma leen ameel ma leen di ñaan rek ngeen may ma sargal ñi nga xam ne ñoo sancoon école bi te ba yàlla def ba léegi ñu nekk di fi te yàlla nañ fi gën a yàgg ci Badara ba tey ñi ko ànd ak moom nekk fi di ci liggéey. ñun ñi nga xam ne xëy na man taxul sax ma yàgg ci école bi lool ndax Taïf laa jàngee li ëpp ci li ma doon jàng waaye nag xam naa début am na ci loo xam ne umpale naa ko waaye ci bas loo ñoom ñi nga xam ñooy première génération bi xamal nañu ci dara waaye li ma ci jot a fekk rek ci diggante muy période de transition moo xam ne sëñ Cheikh jóge na fi te école bi amagul benn structure bu dëgër bu ko mën a wéyal. fekk na ci ay souffrance yu metti ci maître yi ma xam ne bu fekkonte ne amuñu détermination amuñu woon gëm-gëm ak gis-gis sacrifice bi ñu consentir ci jamono boobu duñ ko mën ñu ajoo beral njukkal lañ ñu mérito sargal lañ loolu lu ñu xam la lu ñu dundandoo ak ñoom yàlla leen ko yàlla fay ndax tey seen ñaq gis ngeen ko. bas loo ngi nii tey mi ngi jariñ askan wépp macha allah yal na ko yàlla yokk te du moom dong bari na ay génération yu bari yu fi génne yoo xam ne tey ñi ngi jariñ réew mi. mu mel na loolu dafa bokkoon ci objectif premier yu Serigne Cheikh di leen xamal rek ne école bi yàgg na lool te lii firndeel yàgg gi mi ngi fi. am na njariñ wala amul njariñ kooku kenn waxatu ko lu ñu xam la waaye nag jot na sëkkit ñu taxaw xalaataat ndax école bi at yi mu am ndax mérité woon na tey environnement bu mel nii kon école bi dafa war a dund dafa war a yokk loolu lu ñu war a bàyyi ci xel yi la ca ay pexe xam-xam bi koy def am na fi. pexe yi ko war a mën a def am na fi lan moo tax kon yooyu lu mat a bàyyi xel la li ci des mooy aussi ñu xam ne xale yi lii ñu def symbole bi mu am sax mën su ko imaginer lu am maanaa la ndax ñi nga xam dañ fi jëkkoon jaar ñoom bas ñoom ñii jéem nañ ci lu mel nii dox na ci ay jéego xëy na am nañ ci kii après ñu taxaw waaye yooyu yëpp am njàngal dama def ne tey bu ngeen njëkkitee lu mel nii war ngeen ko mën a yaatal parce que ñi aju ci ñi jaar ci école bi bari na yaatu nañ lool fu ci nit nekk rek war nañ jéem a xam fan la ñu dénicher ko xool lan la mën a andil mën a apporter école bi waaye am njàngat la ci gone yi fi des ñu xam ne bu ñu fi jógee ëllëg dañu war a jariñ école bi ndax Serigne Cheikh li doonoon yéeneem du woon sax jëlale na jariñ école mais jariñ réew mi moo ko taxoon ndax bëgg xale yi bu ëllëgee ñu mën a jariñ seen bopp jariñ seen réew te loolu ñu ngi koy firndee waaye nag li ñuy wax bay sawu tànk lii day dalal xel xale yi bu baax dalal xel it mag ñi nga xam ne xam nañ li taxoon école bi am. Basit nee na sëriñ bi defu ko woon sans peine déedéet ay difficultés yu bare la daa jànkonte ak ay sacrifices yu métti mu mel ni biñ ciy dugal xale yi ñi njëkkoon dugg sax dañ daan ñëw di jàng si noonu comme si bu ñu nekkoon ci école état daawuñu fay daawuñu def daal loolu noonu la woon. te loolu ba tey dañu jàpp ne war na mën a ne wala bu munta nekk it pay gi mën naa woyof lool. ba parents d'élèves yi nga xam dañu am ay ñeent wala juróomi élèves war a man duñu am benn souci duñu am benn jafe-jafe ci mën a jàngalu seen doom loolu dafa war a mën a ne ñaareel bi mu am beneen gàllankoor bu ci am parce que xam nañ ni école Touba école d'excellence la
wóor nañu bu ngeen demee ci région bi département bi les meilleurs élèves sortent de Touba loolu ñun ñëpp xam nañ ko kon loolu li leen ko may bokk na ci éducation de base bi ñu am muy njàngum alxuraan loolu it mu mel ne limite d'âge bi ñu def ci école bi ay gàllankoor la ci loolu aussi dañ ko war a tàggat ci xelu nit ñi ñu xalaat nan lañ war a mën a dindee limite d'âge boobu parce que c'est pour dañu bëgg rek gàllankoor xale yi ba parce que léegi jugement yi yooyu yëpp am ko dafa jafe ba nit ñi duñu mën a jàngal seen doom alxuraan soog a dugg ci école bi ca dëgg la kenn ku ne am nga libre choix ci sa doom jàng wala mu dem jàngi alxuraan ñëw waaye tey ñun ñëpp ñu ëpp ci ñun bu ñu doon tànn dañ naan duñu sañoon suñu doom day jàngi alxuraan soog a dugg ci école la ñuy tee man loolu nag gàllankoor la bu mag te lu mu gën a yàgg gën a jafe dindi kon lu mat a jëmbat ci xeli nit ñi la ñu xool yan moyens lañ war a mën a utiliser pour que gàllankoor boobu ñu mën ko dindi waaw mooy limite d'âge bi 7 ans juróom-ñaari parce que dëkk yi amut xam-xam amut âge dañu war a bàyyi ku bëgg a jàng ñu mën la jox possibilité nga jàng liggéey nag bu la neexee nga ne du ma engagé ko am nangami at wala du ma engagé ko amul diplôme sàngam kooku kas am nga ci droit parce que yaay liggéeylu waaye jàng c'est un droit la pour tout le monde amul âge warul am âge donc waruñu ci sax limité kon gone gi nga xam ne dafay war a soog a jóge ci alxuraan war a dugg ci école donc loolu gàllankoor la ci gàttal daal maa ngi xamal ni nit ne leen école bi sëñ Bass wax na ko léegi sëñ Cheikh dafa tagoon wut ay matuwaay it yu ko mën a saytu ni ñuy saytoo école arabe yi di ko saytoo leneen lu mën a doon te lépp nag dundal ko ak nit ñi man ci gën a mën a jariñu le plus largement possible nu mu gën a yaatoo loolu rek moo ko waral nga xam ne nit ñi ngi ciy xalaat donte ne man bi bareegul waaye ñi ngi ciy xalaat def ko yitte ju mat sëkk it tamit yitte ju mat yitte loolu daal lañ amoon ci lu ñuy wax di en tout cas féliciter bu baax l'association di leen espoir di leen ñaanal yàlla seen espoir boobu yàlla bu mu tas mukk yàlla def ay mag yu barkeel yoo am diine ci amuk taalibe waaye amal njariñ réew mi amal njariñ école bi ndax jóge nekk fi barab jóge fa yëg ne jariñoo nga fa ba tax nga bëgg a ñëw jàppale ña fa nekk pour ñu mën a jariñu loolu signe d'espoir la ñoo tudde seen bopp espoir parce que signe d'espoir la waaw ndax mënoon bu ñu génnee rek fàtte ndax souffrance yi ñu fi doon am mën nañoo génn rek fàtte école bi dem seen yoon waaye comme dañu génn bàyyi wax xel yi seeni rakk yi fi ne bëgg ñoom it ñu mën fi jaarin wu rafet mën a génn loolu vraiment reconnaissance la mën na tax ñu am ci ñoom yaakaar yàlla bu yàlla tas yaakaar ci ñoom ñu ngi leen sant yéen ñëpp di leen gërëm jërë ngeen jëf. produit yu baax donc ñu gunge xale yi di wax leen ne ñu gën a góorgóorlu jàng parce que ñun ñëpp jàng la ñu am jàng dong leen fi desee jàppale leen ku baax toujours à chaque fois loolu leen di wax. bi ñu ñëwee fii tamit am suñu licence professionnelle lu ñu njëkk a xalaat mooy dikk école ban la ñuy dem pour déposer fii lan ne ñëpp fii dañ ne fii moo baax njàng mu baax la ñuy def enseignants yi di enseignants yu engagé yu gëm li ñuy def yu mën li ñuy def di jàppale xale yi à tout moment donc loolu di lu nu mën a saluer lu nu mën a loo xam si lu nu mën a wax la te muy lu dëgg suñu xol di remercier bu baax monsieur Dioum di sama papa di sama lépp waaye di remercier ñëpp suma enseignants yi xarit yi nga am dalal nañu fii tamit ci daleen bu rafet di nu conseiller di nu ñaax ñuy gën a góorgóorlu parce que leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne ci sa tur ak sa sant di remercier bu baax suñu sang bu tedd bi di Serigne Ousmane Mbacké ñëw ci suñu cérémonie bi parce que c'est pas évident xam nañ ne jot bi mayewu ko mais ba ñu demee wax ko wax dëgg yàlla rafetlu na bu baax initiative bi. ñuy remercier bu baax les invités aussi parce que xam nañ ne jot amul ngeen dagg seen yitte yi depuis 3 heures ba léegi ngeen nekk fi kon duñu def lu dul di leen remercier waa di kontaan trop di ému tamit le fait que ñu ñëwaat fii nii
ci école bi nga xamante ne suñu demee tey ba nekk li ñu nekk c'est grâce à l'école. Man je suis sage-femme maa ngi liggéey ci poste de santé Darou Khoudoss bi taxaloog école bi te loolu dara mayuma ko lu dul école bi ma jóge fi laa amee sama certificat sama entrée en 6e dem Dakar jàngi ji mais dafa amoon une nette différence man ak ñama fa nekkaloon muy samay morom ma am une base solide très solide nag te dara mayuma ko dul école bi ma jàngee foog naa sëñ Abdoulou moo ko wax xaw ma sëriñ Ousmane à chaque fois dañ ma doon laaj Aminata ban classe nga ban école nga jàngee mu leen waxee Touba laa jàngee sax duñ ko gëm parce que toujours j'étais devant toujours maa doon nekk ci kanam dama demoon ba jaaxal samay mère te loolu école privée Serigne Cheikh loolu moo tax ñu créé benn association mu tudd association des anciens élèves de l'école privée Serigne Cheikh Espoir de Touba. Espoir de Touba ñu ngi ko créé le 6 juin 2016 ci benn groupe bu ñu wax via WhatsApp lañ ko créé ñun ak suñu promotionnaire ñu retrouvé wu ñu ne pourquoi pas ñu créé loo xamante ni dañuy servir à école parce que ñun dañuy tiitaroo école privée Serigne Cheikh man je suis fière foo jànge ma ne la école privée Serigne Cheikh foo jànge ma ne la Touba dama si doon fière di ko wax. école bi dafa génne y a pas mal de cadres yoo xamante ne ñu ngi servir seen nation ñu ngi servir Sénégal ñu ngi servir l'Afrique ñu ngi servir monde entier bi te ci Touba Mbacké gi la ñu jàngee pourquoi pas kon suñu rakk yi ñu jàppale leen ba ñun fi ñu nekk ñoom ñu romb ñu ànd ci nag ak suñuy maître yoo xamante ne ñun dañu nekkoon ñoo xamante ne ñun ñoo leen gënaloon sax seeni doom parce que soo demee ci yeneen école yi nga am chance génn fii dem ci beneen école nga jàngi da ngay xam ne maître bi li mu sekk ak yow walla prof bi li mu sekk ak yow mooy nga jàng dem ñibbi que ça soit nga réussir peut-être kiyam nekku ci mais fii dañuy jël comme seeni doom loolu duñ ko mës a fàtte te loolu dafay nekk ci loo xamante ne chaque jour dañuy xalaat lu améliorer école bi donc bu ñu sañoon discours bi yépp dañ fiy fanaan di wax mais nag temps bi ak jot bi mayewul toogaay bi donc doyen professeur maître parents élèves et amis nous vous remercions d'être venus si nombreux pour cette cérémonie parrainée cette année par Serigne Ousmane Mbacké qui honore la promotion de cette première édition 2017. En effet, ce soir n'est pas un soir comme les autres. C'est un soir dont nous, Espoir de Touba, nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons certainement tous les jours. Il marque en effet le début de nos activités là où nous avons passé une période très importante dans notre vie jeunesse. Ces années passées à l'école furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi bien sûr en émotions fortes, en rencontres. Dans cette ambiance de stress et de compétition, de travail et d'effort, au lieu de jouer la carte du chacun pour soi, nous sommes serrés les coudes, nous sommes restés solidaires et voilà le résultat. Aujourd'hui, nous sommes fiers et très fiers même de revenir ici vous rencontrer, mais aussi de rencontrer les gens infatigables qui ont participé à notre réussite, à savoir nos chers maîtres. Chers élèves, cette cérémonie de remise de vos cadeaux d'encouragement représente un moment infiniment joyeux qui consacre le bon travail
que vous avez menée est une étape vers votre avenir. Nous demandons à vos camarades de classe de redoubler d'efforts pour en faire partir à la prochaine édition, car il y aura plus de cadeaux et plein de surprises au cours de l'année scolaire. Donc le défi est lancé et vous aurez dû relever ce défi important et nous sommes convaincus que vous en tirez parti des moyens que nous allons mettre à votre disposition tout au long de votre cursus. Pour terminer, nous invitons tous ceux qui ont passé à l'école privée Serigne Cheikh à rejoindre l'association Espoir de Touba. Nous tenons également à remercier tous les maîtres de l'école privée Serigne Cheikh, les parents, pour leurs engagements et leur collaboration pour la réussite de cet événement. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée et bonne chance à toutes et à tous. yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu ci nuyoo ba gën a mat gën a rafet nuyoo bi ñu di ko tàmbalee ci sunu kilifa gii toog sëriñ Ousmane Mbacké di ñaan yàlla mu yàggal ko fi lool bàyyi ko fu mu xelam dolli ko xam-xamam defal ko ak wér ba li mu bëgg a liggéey ngir réew mi jëm kanam yàlla jàppale ko ci mu am ko ni mu ko bëggee. kon léegi da ngeen maa jox kàddu ngir ñi nga xam ne ñoom la seeni doom di jàng fii ci jàngukaay bi kon fi li tàmbalee wax ji mooy nun ñi nga xam ne suñu doom ñooy jàngi fii ci jàngukaay bi ñoo ngi sant bu baax di sant ñi nga xam ne ñoo fiy jàngale ndax ñi doon wax niñ ko waxee rek ñi nga xam ne ñoo fiy jàngale ñoo gën a yor liggéey bi ndax ni mu ko waxee am na école yi boo demee ñooy jàngale dañuy jàngal gone rek bàyyi leen ñu ñibbi waaye fii nag dañ leen di jàngal boole ci li ñuy wax teete mooy yee leen bañ yowu jar ci li ñuy jàng ak ci doxeelu àdduna ak ci taalibe te loolu nag mooy li nga xam ne moo nu ñor ndax nun waa Touba lépp lu mën a am ak taalibe ànd ca danoo gënal te loolu nag ma nga ca kon noo ngi leen ciy gërëm di ñaan yàlla itam sëriñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma mi nga xam ne nag lii moom mooy ki nga xam ne si ne moo ko sos yal na ko yàlla defal xéewal gu sax dàkk fa mu nekk te ñii nga xam ne ñoom la fi bàyyi itam mu jàpp yàlla jàpp ci ñoom teg leen loxo ba la mu bëggoon lépp ñu ngi fi bàyyi àggale ko ba mu àgg goo xam ne day kawe suñu njort loolu ba tey noo ngi koy ñaan ci barke borom Tuubaa kon ni ngeen ko waxee rek jamono ji xat na soxla yi bari na te am na ñeneen ñu war a wax waaye li wér te wóor daal mooy nu daal sant nañ cant goo xam ne si ne dañ koy feeñal ci làmmiñ rek waaye mënuñu koo fësal dëgg-dëgg fësal li ci gën a bari dañ koy bàyyi rek ci suñu xol kon nag yal na nu yàlla boole dimbali nun ñëpp ba li nu wut nu am ko ba am ci lu kawe njot ci barke borom Touba kon école bi yàlla ci yàlla teg loxo ni ko sëñ bi waxee rek jamono day dox école bi daf dafa war a dox ndax nii mu ko waxee école bi yàgg na yàggaay koo xam ne si ne ku ñëwoon tey war fee fekk ay étage lu ci jaadu la étage yoo xam ne day mel na war a mel te loolu nag kenn duñu ko defal ku dul nun waa Touba noo koy def ak suñu bopp kon nag yéen ñi nga xam ne yéen a jàppandoo fàttali ko lu baax li ngeen fi amee woon démb seen xol sedd ci ngeen ne da ngeen di taxaw temm ci loo xam ne day tax école bi gën a jëm kanam yéen itam seenu doxeen rafetlu nañ ko lool sant nañ leen ci gërëm nañ leen ci ni ko sëñ bi waxee rek noo ñaan yàlla mu dëgëral leen kën ba ngeen am ko ni ngeen ko bëggee waaye bu ko defee nu itam nun ñi nga xam ne nun la fi suñuy donga di jàng nag suñuy doom di jàng nu itam nu bàyyi ci xel jàpp ci lépp loo xam ne seeni léegi doon nañ ko def nan fexe ba def lu ko ëpp ndax loolu lépp suñu njariñ lay doon rek ak njariñal réew mi yépp kon loolu daal ma sànni ko ci ay kàddu boole ak yéene ji rek wasalaamu aleykum wa jamiil mu'miniin jiite école bi yëpp ñun nag comme parents d'élèves dañ fi ñëw teew comme parents d'élèves di rafetlu bu baax initiative bi waa Espoir jël tey pour primer suñu ay xale parce que lii aussi ñun parents d'élèves yi aussi ñun tam waroon nañ ci adhérer bokk ci
ndaxte bu ñu lay bégalal sa doom ke defe naa kenn waru la si jiitu yow mi waajur bi. amal nañ leen cant ak ngërëm nag yéen waa école bi muy corps professoral bi ndax gis nañ Pastef gi ak encadrement bi ñuy def ci suñu ay doom que ni ko ñëpp di waxee jamono bi xat na nit ñi amatuñ ay jot surtout ñun jigéen ñi amatuñ temps pour surveiller suñuy doom pour encadrer leen ci kër ga. léegi ñun lépp dañ ko ceeg ak école bi ak maître yi loolu mooy li nga xam ne moo gën a jafe sax fi mu ne ci jamono bi nga gis nit koo xam ne daf lay jëlal sa doom encadré ko rien que pour mu réussir rek ñun en tant que parent d'élève ñun amuñu seen fay ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm. dañuy commencer cérémonie de remise de prix bi ci jiitu mooy dañoo bëggoon Espoir de Touba dafa jugoon tey pour sargal au moins enseignants yi mënuñu sax sargal ñëpp li nekkoon suñu objectif mooy jéemoon a sargal ñëpp parce que amul benn enseignant bu fi nekk fii boo xamante ni mérité wul ñu sargal ko fii ñu brave rek ñoo fi nekk ñoo xamante ni ay jàmbaar lañ ñu yàgg a sonn ci école bi waaye sagam mënuñoo defandoo lépp dañu woon rek cette année première édition bi ñu jéem a jël 2 enseignants ñu sargal leen bi si jiitu si ñi ñu doon sargal ñi ñuy sargal ñuy ñaan ci turu association bi yëpp ak ci turu waa école bi ngeen santal ñu bu baax a baax monsieur Senghor Moussa Senghor ñun waa Espoir de Touba ak les anciens de l'école ñu ngi koy wax jërëjëf sant nañ la gërëm nañ la mënuñu laa fay benn yoon ci li nga def ci ñun ñu ngi lay sant di la gërëm. Ousmane Mbacké mu jox ko ak benn enveloppe bu ndaw rek ñun waa association bi ñoo ko sante loolu di ko gërëmee di ko wax ni jërëjëf monsieur Senghor jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax. dafa maa war ndax man donc nekkuma ci école bi man donc itam jëfuma fii ci école bi ñëpp a ngi doon jëf xëy na sax maa leen jiite woon ci jëf ji waaye nag gërëm naa leen daal mënuma wax lu bëri gërëm naa leen sant naa bu baax yaa ñoo ko defagul kon nag ñuy wax ñëpp les anciens ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax si ñi nga xamante ni ñoo ñu yoroon di ñu jàngal soxla nañ ko mérité nañ ko nañ ci góorgóorlu bu baax a baax ci di leen dimbali di leen nemmeeku di dox ci école bi bu baax a baax. beneen prix bi ñuy joxe ñi ngi woo sëñ Basirou Lo mu joxal ñu ko aussi monsieur Badara Sarr mooy deuxième personne bi ñu choisiroon ñun association de Touba des Espoirs de Touba l'Espoir de Touba pour mu ñu ngi koy gërëm bu baax. Bonsoir chers enseignants, chers collègues, bonsoir chères autorités religieuses et administratives. Merci à tout le monde. Monsieur Sarr Di Badara donc n'est pas là, mais cette distinction lui ira de tout cœur donc, lui ira droit de tout cœur donc, lorsqu'il sera de retour en voyage donc. Je suis comblé et je dis merci donc à Espoir de Touba. Merci. mu paree ci ñaar ñooñu monsieur Badara Sarr ak monsieur Senghor association Espoir de Touba aussi dafa amoon benn ordinateur bu mu yoroon bu mu jënd pour jagleel ko école privée Serigne Cheikh suñu yéene sax mooy jëndoon lu bari parce que jamono ji ñëpp xam nañ ni ci monde numérique lañ nekk. kon yoon la école bi am ay machines yu bari ñi ngi ñaan les autorités les anciens de l'école bu fekkente ni am nañ ñoo xamante ni mën nañ ñoo may ay machines ñu am salle d'informatique fii ci école bi ak école Saxma soxla nañ ko bu baax a baax bëgg nañ suñu doom yi suñu rakk yi di def informatique fii nii ci école bi. parce que monde numérique lañ nekkatuñu jamono joo xamante ni dañuy bind nii rek dañoo war a xam bu baax a baax nan la ñuy utiliser l'ordinateur. kon ñi ngi ñaan les autorités les anciens de l'école ñu dimbali ñu ci ay machines soxla nañ ko bu baax. dafa amoon ay matériel didactique yu mu amoon doon ko jox école bi am nañ ay équerre ay compas rapporteur ak ay paquetu craie couleur ak craie blanche yu ñu amoon ak ay rames de papier yu ñu jëndoon pour cette année au moins ñu démarrer ak loolu noonu fii ak école bi di ubbeeg yooyu noonu ñu jéem a jëndaat yeneen. jéem ko cee dolli suñu yéene en tout cas du lii c'est une première li ñu bëgg daal mooy commencer
di woo ñëpp du espoir de Touba du ñun ñi kese ñun ñëpp la ñun la ak yéen les enseignants c'est tout le monde kon nag ñu ngi leen ciy xaar bu baax a baax di leen xaar ci loo yi di leen xaar ci machines yi comme ni ñu ko waxee léegi ñu ngi koy jox prix bi monsieur Moussa Dieng ci turu espoir de Touba ñuy woo madame la présidente ak ñam Moustapha Diop tout Moussa Dieng kon ñu ngi lay woo bu baax sant monsieur Dieng professoral tous les enseignants ñu ngi leen di sant bu aussi dañuy commencer ci monsieur Samba Diouf élève CIA bu fekkente ni mi ngi fii Samba Diouf ci CIA ñi ngi woo mu ñëw jox ko prime Jaara Bousso Ndiaye bu CIB moom aussi CIB moo fa jël première madame Niane mu ñëw jox ko prime waaw ñuy woo waaw ñi ngi remercier bu baax a baax aussi Mouhamadou Moustapha Niane moom tamit ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo fi teew di leen sargal li jiital ci nuyoo bi suñu sang bi nga xam ne nii moo fi teew di Serigne Ousmane Mbacké du ma def lu dul bokk ci li nga xam ne nii moom la espoir de Touba yëkkati di sargal école bi sargal enseignants yi nga xam ne ni ñoom ñoo fi nekkoon sargal élèves yi nga xam ne ni tamit ñoom ñoo fi jàng wax dëgg yàlla liñ fi mat a wax lépp daanaka wax nañ ko xam naa pour bañ guddal rek damay joxe kàddu gi te di gërëm ñëpp di sant ñëpp xam ne liggéey bi suñu liggéey la dinañ ci dugal suñu xel ak suñu xalaat ak suñu kàttan suñu kéemtalaay kàttan ba nga xam ne ni fi ñu séentu école bi dinañ fa mën a àgg incha allah jërëjëf. Ndiaye Ahmadou Bachir Ndiaye mu ñëw jox ko prime CIC moom tamit moo jël deuxième ci ñuy woo Lamine Sall moo jël première ci classe boobu CPA ñuy woo Saliou Wade mu jox Fatou Ndiaye. Teachers, I'm here just to give you a message. We congratulate all the students. We are the first in their class and the second in their class. And we congratulate also all the parents. We are here for this meeting. And we believe that God will help Touba and the student of Touba to be among the best student in the world. I think that. And we are very proud to be here with the Mara Sri Usman Mbacké, and we are very proud also to be here with the student. All right. Merci. Thank you. Espoir de Touba. Thank you for Espoir de Touba. Thank you very much. Job aussi bu CID, CPD, Seynabou Diop, CPD. moo jël première aussi moom tamit ci classe boobu. Cheikhouna Diakhaté bu CPA moom aussi moo jël deuxième ci classe boobu noonu. ñuy woo Serigne Senghor mu ñëw jox ko prime. mu jox ko prime. ci prix C1 yi ñu woo Anta Seck C1A Anta Seck moo jël première aussi ci seen classe C1A ko prime B ñu woo Ndeye Bousso Seck bu C1B Ndeye Bousso Seck ñu woo Massamba mu ñëw jox ko prime
Cheikhouna Sohibou Mbaye C1C moom aussi moo jël première seen classe. ñu woo Khadim Tall mu jox ko premier. moom aussi moo jël première seen classe. ñu woo Cheikh Sarr mu ñëw jox ko premier. bu C1A moom moo jël deuxième seen classe. ñu woo Serigne Lo mu ñëw jox ko premier. Serigne Lo Serigne Mbacke Lo. Maam Fatou Mbacke mu ñëw jox ko deuxième ci classe boobu noonu. ñuy woo Maam Fatou Lo Maam Fatou Lo. de ñuy woo Soxna May Mbacke Soxna May Mbacke mu jox ko prime. Mohamed Fall bu C2A Mohamed Fall aussi moo jël première ci classe boobu. ñuy woo Serigne Alaaji Diop mu jox ko prime. C2B Maam Diarra Dia bu C2B Maam Diarra Dia aussi moo jël première ci seen classe. ñuy woo Ahmadou Diop Ahmadou Diop. C'est un ancien de l'école aussi. moo jël première ci seen classe. ñuy woo Elimane Niane Elimane Niane mu jox ko prime. Modou Sock C2D Serigne Modou Sock aussi moo jël première ci classe boobu noonu. ñuy woo Cheikh Moustapha Khouma mu jox ko prime. C2 Mam Bousso Gaye C2A Mam Bousso Gaye moo jël deuxième seen classe. mu ñëw jox ko prime. Massamba Dieng aussi moo jël deuxième ci classe boobu. ñu woo Daouda Fall Daouda Fall. ñaa C2C ñu woo Maam Fatou Lo Maam Fatou Lo mu ñëw jox ko prime. Moustapha Kane C2D Moustapha Kane ñu woo Madame Bey Madame Bey mu ñëw jox ko prime. Cheikh Ahmadou Mbacké prix CM1A Cheikh Ahmadou Mbacké Cheikh Ahmadou Mbacké moo jël première ci classe boobu. ñuy woo Aminata Lo poste de santé Darou Khoudoss mu ñëw jox ko prime. Ali Khouma CM1B Ali Khouma aussi moo jël première ci seen classe. ñu woo Maam Ami Sarr Maam Ami Sarr enseignante. Mariemou Dieng CM1C Mariemou Dieng aussi moo jël première seen classe. ñu woo Awa Diané Mbaye mu jox ko prime. Mam Bousso Diop CM1D Mam Bousso Diop aussi moo jël première seen classe. ñu woo Soxna Ñaan parent d'élève. Karim Kane CM1A Abdou Karim Kane moo jël deuxième ci classe boobu. ñu woo monsieur Dioum mu jox ko prime. CM1B Soxna May Diop moo jël deuxième. Soxna May Diop ñuy woo Abdou Sall encore mu ñëw jox ko prime. May Mbaye CM1C Soxna May Mbaye moo jël deuxième CM1C.
ñu woo Muminatou Sey Fadi Amar moo jël deuxième seen classe ñu woo Ndiaye Gueye prix CM2 pour les classes de CM2 on appelle Soda Marème Diop CM2A Soda Marème Diop moo jël première aussi seen classe ñu woo monsieur Cheikh Fall mu ñëw jox ko prix Diop CM2C Khadim Mbaye soxna Ndey Bousso CM2D Ndey Bousso moo jël première aussi seen classe ñu woon Marietou Fall monsieur Mame Cheikh Diop CM2A Mame Cheikh Diop moo jël deuxième seen classe Mame Cheikh Diop ñu woo Soxna Ndiaye Khadim Ndiaye CM2B Khadim Ndiaye CM2B Klimbeng CM2C Fati Fall Soxna Fati Fall parent d'élève Samba Niane CM2D Samba Niane moo jël deuxième seen classe ñu woo sëñ Cheikh Kellel Diop mu jox ko prince kon ma jox Moustapha Diop moom aussi c'est un ancien de l'école mu wax ci turu Espoir de Touba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaddu yaakaar naa ne dootul bari te gisatuñu njariñu lu muy bari xanaa rek kaddu yi encouragement ak sant encouragement nag buñ ko waxee dañ koy tàmbalee ci sunu wayjur yi nga xam ne dañuy jur teete ñu bañ toll ci jàng ñu dugal ñu école biñ ñëwee ñu jël ñu teg ñu ci ay loxo ñu nekk ci loxo yooyu ba yàlla dogal tey ñu génn doon ay élèves yoo xam ne wax dëgg yàlla comme niñ ko waxee rek jafe na lool nga génn ne Touba laa jàngee nit gëm ko ndax intelligence ba ngay am ak fulla ja ngay am ak pastef ba ngay am ndax jàpp na ne moom boo nee Touba rek ñu ne koo xamul dara kon bu yàlla dogalee nag lu mel ni am ci école bi di génnee ñu mel nii loolu dañ ciy remercier bu baax a baax ñi tax loolu am mooy ñi nga xam ne ñoom lañ doon tudd sànq jaratu ñu leen tudd waaye dina di beral ak cant sëñ bi nga xamante ne tey moom moo waral lii lépp ba loolu wéyee nag ñuy sant parents d'élèves yi di santit maanaam groupe bi nga xam ne tey moom lañ tudd Espoir de Touba ñu dajaloo tey lëkkaloo ba lii mën a am tey ndax yaakaar naa ne yàgg na comme ni ko soxna si waxe sànq rek le 6 juin 2016 la woon ba léegi ñuy dox ci loolu comme nag c'est une première noonu lan xalaat a doxalee ak mbooloo mi nii ñu xeeb ko lool nag di ñaan nag sëñ bi maanaam nga gën ñoo dolli ñaan te xam ne mbooloo mi bari nañ bali koo xam ne wax dëgg ku leen dimbali ñu dem ku leen dolli ñaan it ñu dem ndax gis na nag école bi biñ fi ñëwee jàngee fi ba jóge fi li fi yokku bariwul tey xalaat na ne ñun ñoo ko war a mën a yokk ndax kat wax dëgg tey ku nekk école bi defal na loo xam ne tey maanaam bu dul woon école bi du demee noonu ndax tey fépp foo nekk ci àddina boo waxee danañ la déglu tey foo dugg foo toog nit ñi waxtaan danañ xam ne yow mii kat jàngal na la yar na la te loolu fii leen ko amee. beneen bi topp mooy suñu activité yi nga xamante ni tey moom moo ñu permettre ñu mën a def liit ci école bi lan taate na xam-xam boobu ak intelligence boobu kon dañuy santaat bu baax a baax mbooloo mi. Espoir de Touba nag yaatu na yaatu goo xamante ni si ne maanaam mënuñu ko tënk sax ci fii ñu toll instance bii nii waaye nag dañuy ñaan rek képp koo xamante ni si ne membre nga mas ngaa bokk ci école bi mas fi jaar ñoo ngi lay woo ci ñu ànd defar école bi ndax école bi kat mérito na lu ëpp lii kon ñoo ngi woo ñëpp
di sant parents d'élèves yëpp di sant nag sunu présidente ndax gis nañ liggéey bi bañ tàmbalee ba léegi coono yi te sant ndax buñ santee présidente bi rek sant nañ membre yëpp mënuñu lim ñëpp kon dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax jërëjëf ba déwén ak jàmm ñu yox sëriñ bi mu ñaan dolli ñu ñaanalaat ñu gën ñoo ñaax te ñu gën a futteekuwaat xam ne kat dañoo tàmbali nit nag bu tàmbalee lu baax na fexe ba loolu mu tàmbali mu am ca réussite mooy ñu góorgóorlu ba lii kat mu bañ a fay ndax kat tàmbali nañ ko waaye ñaan nañ yàlla sunu ay rak wala sunu ay doom ndax sunu ay doom ñu ngi jànge ci école bi te ñun fi leen jaaroon di jàngee noonu rek lay demee kon ñu gën a góorgóorlu te tënkaat te jox sëriñ bi mu def ñaan ñuy sant ñëpp di sant ñëpp di wax jërëjëf ñu gën a góorgóorlu di xaar nag incha allah rabbi ba déwén yeneen promesse ak yeneen mbir ñi ngi ci yoo xam ne ñu ngi koy xalaat di ci waxtaan waaye nag ndànk-ndànk la ñuy def ba liñ bëgg lépp ñu mën ko am ci ndigalu sëriñ bi kon ñu ngi sant ñëpp jërëjëf. école bi aussi école privée Serigne Cheikh chaque année day organiser ay cours de vacances chaque année ñi ngi ñaan les parents d'élèves ñu ñëw jege administration bi lundi bii nii ñi nga xamante ni bëgg nañ seen doom yi di def cours de vacances lundi bii nii ñu ñëw ñu inscrire leen bu ñëwee fii dinañ fi fekk ñu waxal dinañ leen teg ci yoon dinañ leen wax nan la cours de vacances yi di demee bu ko defee ñu gën a renforcer seen niveau. parce que prix yi ñuy joxe nii bari na si ñoo xamante ni chaque année yemuñu ci njàng bi ñuy jàng biir année scolaire bi kese chaque année aussi dañuy def ay cours de vacances ça veut dire que ni cours de vacances yooyu noonu lu am solo la ci li ñuy def ñu ngi leen di ñaan parents d'élèves yëpp ñu jéem a ñëw xale yi buñ deful dara ci kër ga wala même buñ dee def dara sax njàng mi moo ëpp solo ñu ñëw indi leen ñu def cours de vacances gën a renforcer seen niveau te xam ne bu boobaa duñ ko rëcc. di ñaan nga yàgg fi lool te wér te dina xamal ne mbooloo mi daal ñu ngi sa ginnaaw saa su ne bu ñu fàtte benn yoon te insha allah rabbi duñ la fàtte benn yoon kon lii moo nekkoon ndaje mi ak groupe Espoir de Touba organisé woon